13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca kër Moussa Sébi ak itam Ndoyeen ñoo xëy wàcc ci mbedd ya ñoom ñooy nag li ñu mënta nangu di entreprise bii di Fili nga xam ne nag ñëw na bëgg aakimoo ak seen ak suuf te xam ñu ne amul benn titre foncier ñoom ñooñu nag li ñuy sàkku moom moo di mu daal di leen abal ca seen dëkk ñeneen ñu dëkkee feneen bokk na ci Niodior ak itam Bettenty ñoom ñooñu nag li ñu bëgg moom moo di seen village woowee nga xam ne fa la ñu yeewoo ñu daal di koy def ab commune jàppale na nag li nga xam ne moom moo di wàllu filière bi di pataas nag daal dinay jugee ci fanweeri tonnes ci atum 2012 daal di jëm ci lu tolloog juróom-ñetti fukki junni tonnes nag ci atum 2021 ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di producteurs yi li ñu bëgg moom moo di ñu gën a ñoŋalaat lépp lu ñeel wàllu mbay mi fii ci réew bu Sénégal ndax itam jàpp nañ ne rek dina mën a tax mu xeex bu baax a baax li nga xam ne moom moo di xëyub ndaw ñi xam ngeen ne démb taw bi wàcc na ci gox yu bëri fii ci réew bu Sénégal ca diwaan bu Kaolack marché central ba fa foofee nag ndox maa ngi ne fa xuus naka kanteen yi itam am na ci yoo xamante ni daanaka dafa feesoon ba tax itam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di commerçant yi gis ngeen leen noonu ñuy sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a joyantiwaat ñu ñëw defaraat ba tax itam ñu joxoñ baaraamu tuuma maire dëkk ba ak itam waa Sénélec ci yéen jotaay xibaar daañu dalal ki nga xam ne moom moo di El Hadji Malick Ka xam ngeen ne moom mooy président des jeunes éleveurs du Sénégal daañu wax itam ci grève bi nga xam ne amaloon nañu ko ci fan yilee nga xam ne moom la ñu génn leneen itam loo xamante ni daañu ko jukkee ci jotaayu xibaar tabaski bi teru na daañu waxtaan ci li nga xam ne nag moom moo di xar yi bu baax a baax mbokk yi lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko nu nga xam ne noonu dañu ko doon junjee ña dëkk ca kër Moussa Sébi Ndoyeen ñoo xëy wàcc ci mbedd ya ñoom ñooñu nag li ñuy sàkku moom moo di seen ak suuf kenn koo xamante ni amoo ci dogal nga bañ cee teg sab loxo ku ñu nemmeeku ne nag bëgg na fa moome nag di entreprise bii di Fili nag ba tax ñoom ci seen bopp ñu doon fësal seen ak mer ni ki tey ji ci suba ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo di secrétaire général bu ànd defar kër Moussa moom moomee nag Abdou Karim Silla wuyoo ginnaaw ba mu àddoo ak nga xam ne moom moo Abdoulaye Cissé la ko dénk ñu seetaan. boo leen gisee ñu ñëw fii sur le terrain pour mën a permettre l'opinion nationale et internationale actuellement bi ñuy suivre ñu xam ampleur dégâts yi nga xamante ni maam population Kër Moussa Sébi Ndoyeen ñu ngi koy subir au niveau de la localité. boo geesoo ni sama gannaaw di nga gis superficie bi nga xamante ni actuellement Fili moo ko accaparé wu. boo gisee man la accaparé wu mooy maanaam il ne détient aucunement benn titre foncier boo xamante ni mën na justifier li tax mu war a mën a occuper li mu occupé ba tax na population yi joxante loxo muy Sébi Ndoyeen ak Kër Moussa pour xeex li nga xamante ni mooy accaparation bi nga xamante ni def nañ ko sunu suuf si tey jii jeunesse bi génn na boo xoolee chef de village mu ngi fi ak quelques notables yoo xamante ni ñu ngi fi ñoom ñëpp génn pour wane seen nakar ak seen mettit ci li nga xamante ni mooy combat bi nga xamante ni maanaam occupé nañ ko sunu suuf si depuis 92 ba léegi nii ñu ngi xeex ci loolu mënuñoo génneel titre foncier dem nañ ci autorités yi amul instance bu nu demul pour ñu génneel ñu titre foncier pour juste ñu gis ko pour xam ndax am naam amul mais mënu koo génne kon ça veut dire que titre boobu existé wul waaw moo tax tey jii ñu mëne combat bi ñuy mëne te suuf si jaral nañu sunu bakken lu ne jaral nañu ko te duñ ko bàyyeek moom incha allah ci kàttanu sunu borom. ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa leen ko doon junjoo bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca Niodior ak itam Bettenty ñoom ñooñu nag ñooy sàkku seen ab village ñu daal di koy def ab commune ndax itam njort na ne nag lu mbir mu ni mel bu anto dina bëri yoo xamante ni nag waroon nañ ko joyanti ca village boobee nag dogal dina mujj antu ñu teewlu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. ci Niodior gi lañ koy tàmbalee fii nag village la bu mag bu féetee ci commune bu Dionewar askan wa nag dañoo dox wutali sous-préfecture ba ngir rek fàttali kilifa yi digg gi nga xam ne moom lañ leen defoon ne daañu leen defal seen village boobu ab commune. itam naam waroon nañu mën a jàll commune depuis 96 malheureusement defuñu président mu décidé ne dafa bëgg ñu def Niodior commune ba président itam keroog ba mu demee Kër Massar te def Kër Massar ab département mu def ñun itam ba ñu déggee décret boobu ñun ñu toog waxtaan suñu biir góor ak jigéen ñu taxaw ne dañoo bëgg Niodior doon commune ñu yaakaar ne xëy na bataaxal bi bu ko jotee am nañu sens
am nañu yaakaar nañ ne war nañ ko mën a. li population Niodior di def nii du ñaxtu dañuy fàttali rek dossier bi avancé na amul dara lu ñu deful dossier bi def nañ lépp li ñu war a def. lu ko xaw a sore loolu ci Bettenty askan wa ñoom ab toogaanu ñaxtu la ñu def ne ñoom itam dañu bëgg seen village bi ñu defal leen ko ab commune comme ni leen ko njiitu réew mi diggee woon atu 2017 ba léegi ñoom nag ñu ni bëgguñoo xulo bëgguñoo xeex ab fàttali la rek ñoom itam la ñuy def. adduna day dox dañu dem ba suñu dëkk yi toll foo xamee ne que dépassé nañu ay statut de village donc commune la ñuy laaj pour Bettenty il Bettenty boo Sinkan Jinak te village yu Bettenty boo ko jëlee mu ngi tourner autour de 10 000 personnes nga jël boo Sinkan 4 000 personnes a ngi yeewoo foofu nga dem les deux Jinak 3 000 habitants loolu tënk na ne jot na Bettenty am commune am Niodior nekk commune. suñ sukkandikoo nag ci askanu Bettenty ñu ne ñoom li ñuy dund dafa metti te moo ne day ci wàllu koom am nañu lu war a mën a tax ñu nekk ab commune waaye nag nee ñu statut village bi nga xam ne moom moo nekk ba léegi daf leen di yàqal lu bëri. Bettenty ñàkkul dara. c'est le poumon économique de la commune de Toubacouta. yi fii taxaw sunu kanam ci ay défis ci yoo xam ne war nañ ko mën a def te duñ ko mën a def tant que amuñu commune bëri na lool. ci Niodior nag moom ab chef-lieu d'arrondissement la waaye nag ba léegi statut village rek la am ña fa dëkkee ne loolu dafa war a dañ ba set wecc. lii jot na ñu ngi waajal élection municipale donc war na aussi waa Niodior wane seen bopp. Il y a eu beaucoup de correspondances qui sont allées vers la résidence de la République pour ñu mun a am commune. Ouais, depuis 1960 est le seul village qui est un chef-lieu d'arrondissement qui n'a pas été communalisé. askan yi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci Bettenty ak itam Niodior ne li ñu nekkee ay injustice la dañ ci war a génn ci ni mu gën a gaawee. jërëjëf Aminata Goudiaby waaye itam wàllu pataas bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ci baykat yi ñu ngi wëy di ci def ay jéego ginnaaw ab taxaw seetlu ci atum 2012 jàppaleen ne lu tolloog fanweeri tonne bayoon nañu ko waaye jamono yi nag jàppaleen ne ñu ngi ci lu tolloog juróom-ñetti fukki junniy tonne yoo xamante ni nag moom la ñu amal ci atum 2021 baykat yooyu nag di sàkku di ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ca diwaan bu Waalo wala boog réew bu Sénégal képp ku di ndaw nga daal di soobu baax a baax ci mbir mu ni mel naka noonu itam ñu sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ŋànk réew mi ñu sóob seen loxo ci lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ndax jàpp nañ ne dina mën a tax mu xeex bu baax a baax li nga xam ne moom moo di ñàkkub xëyib ndaw ñi diwaan bu Ndar Géej ñu dem fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa toogal Ousseynou Diop ak Habib Seck. filière patate douce bi def ay jéego ci atum 2012 ñu ngi toll woon ci fanweeri junni cay tonnes léegi ñu dëgmal juróom-ñeent fukki junni tonnes ak lu teg fii ak atum 2023. jéego yu mu def mën nañ ne 2012 jóge na 30 000 tonnes waaw léegi instant bi fii ak 2023 ñu ngi koy waaj a yóbbu 95 000 tonnes te loolu aussi lu am solo. ñoom ñi nga xamante ñooy bay pataas nekk ci diwaanu Ñiij si seen ndaje bi nga xamante ne amal nañ ko daal nañu ñaax nguur gi moo gën a baral loxoom ndaxte bokk na ci li dakkal mbëkk mi ci diwaan bile. li ñu coow yëpp mën gumuñu ko dañuy joxe moyen terrain bi ñu liggéey ko ndox am na suuf am na naaj am na. li si gën a neex aussi mooy que ne ñoom dañ doon jéggaani di dem si région yi wala di dem gaal yeeg yooyu noonu et depuis lors boobu ba léegi ne loolu amatul et donc ñu dañoo ñëw fekk si gis-gisu maire bi donc jàppale si li nga xamante ne moom la bëgg si localité bi. société bu ñu defoon noonu li ñuy wax yokk xëyu ndaw yi mais day sotti. mais bu fekkee société yu mag yi dañuy ñëw tànc nit ñi tànc population yi ba seen taatu dëkk yi may ñu leen fu ñu nooy yi sax mais nañu leen jox suuf suñu bay. ci kàddu maire bu Ñiij di député waa assemblée nationale filière patate douce dañ ko gën a war a dooleel ndaxte jéego yu am solo la def. nañu ba génnee si 80 tonnes par hectare ban mbay moo mën a génne fii 80 tonnes par hectare lu dul horticulture. yaakaar ni horticulture bi tey dafa jot nag ñi taxaw si. ni bu nu bëggee dundal réew mi tabax réew mi il faut ñu dooleel horticulture. fii nag liggéeykat yi fu nekk la ñu jógee ci réew mi ñëw di fi daan seen doole ñoom mbégte bu rëy la ñu am. dog-dogal yi ci yenn ci ay gox fii ci réew mi jàppaleen ne pënd mi wéreegul ba tey ndax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Nduxura Pël 2 ñoom ñooñu nag ñooy sàkku ñu daal di leen di boole ci li nga xam ne moom moo di commune bu Diamniadio ndax itam njort nañ ne mbir mu ni mel bu anto ñoom itam daañu mën a wéyal seen i ay bëgg-bëgg bu baax a baax ñu teewlu reportage bu Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. daggaat gi ñeel dëkk yi ba léegi ñu ngi koy joobee ca Nduxura Pël ñenn ci askan wi nag di sàkku ñu yóbbu leen ci commune bu Diamniadio ñu ne lu ni mel li ko waral mooy foofa la ñu gën a jege te it investissement yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy jariñoo ci gox boobee la jógee. chaque année maire bi
mairie dafay jox 500 000 francs pour maanaam courant ak ndox ak téléphone loolu lay jox pour mairie bi ASC bi chaque subventionné bu ñëw dañu leen di jox donc ñun daal ci Diamniadio la ñu bokk tey ci la ñu bokk ëllëg ci la ñu mos a bokk mais bañ na ko mais document bi état defar defuñu Ndoukouro Peul 1 defuñu Ndoukouro Peul 2 quartier village ci Ndoukouro Peul la ñu wax rattaché nañ ko ci commune Diamniadio. ab gis-gis boo xam ne ñu jàpp na ci yenn la ñu war a des dañu koo dàq jàpp ne ñi gën a néew ci askan wi ñoom ñoo bëgg a dem ci commune boobee lee. loolu xam nga Ndoukouro amul problème ñoo am problème Ndoukouro amul problème de Ndoukouro bii problème amu fi xale yooyu ñoo am problème seen bopp. seen intérêt personnel dañu nekkoon conseil municipal bu Diamniadio parce que seen carte électeur Mbunka Bambara la ñuy wootee loolu moo tax ñu élire leen conseil municipal de Diamniadio pour mu leer si bopp nit yi. ci fàttali Ndoukouro Peul 2 Diamniadio ak yéen yàgg nañu koo xëccoo ci daggaat gu yees gi nga xam ne dañu koo amal ñeel dëkk yi nag dafa daal di dëggal décret bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko signé woon ci atum 2002. def Ndoukouro Peul 2 mu doon ab gox boo xam ne ci yéen la bokku. Abdou Diouf Diagne ginnaaw Ndoukouro Peul 2 ñu wutali ca diwaan bu Kaolack foofee nag marché central ba fa xam ngeen ne taw yi nga xam ne nag moom moo wàcc niki démb ci yenn ci ay gox-goxaat fii ci réew bu Sénégal foofee nag ndox ma sonaloon na leen torop ba tax itam yenn ci ay cantines yi sax nag ndox ma duggoon fa commerçant ya wàccoon itam doon wax ak askan wa di joxoñ baaraamu tuuma maire ba waaye moom ci diggam moo ngi koy jiñanteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Sénélec commerçant yooyu nag li ñu bëgg moom moo di ay dogal ñu daal di koy jël ci ni mu gën a gaawee diwaan bu Kaolack Ibrahima Diame Fally Gueye. il suffit mu taw benn taw rek ci biir marché central bu Kaolack mu mel ni jàmm jeex na ndox yi di walangaan fii caniveau yi di génnee ndox mu kenn mënuta nooyi mu doon nag cohabitation bu nga xamante ne ñii di commerçant yi ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñi di waa collectif bi sax ñoo taxaw janook taskatu xibaar yi ngir xamal kilifa yi ne loolu nag bëggatuñ ko gis. jooy nañ ko madame la maire mu ngi ñuy wax ne ñu ngi si waaye dafa yéex mooy curé yi ñu war a curé canal yi parce que c'est trop lent xam ngeen ne taw yi fi jot a jaar taw yi ndaw la maa ngi leen yëgal ne keroog bi mu tawee suba ba ngoon 24 heures sur 24 ndox mi dafay yendu ba suba ba ngoon ci ay commerçant yoo xamante ne bu ñu amee benn arrière weer abonnement rek ñu tëj seen place yi te loolu dafa métti ñun duñ ay jën bay nekk ci ndox ay nit lañ. marché central bi le nag yëgal ci kaw rek nga xool fii yi nu ñuy jaxasoo mu mel ni lii kese moom mooy andi lakk yi ñu fi faral di gis te mu bëri lool ñii di commerçant yi nag jàpp ne dañ leen di tuumal rek waaye ñu jàpp ne waa mairie la wala bokk waa Sénélec. chaque at danañ lakk minimum 2 fois lan moo tax ñuy lakk parce que ñi ñaa ngi koy jiiñ commerçant yi mais commerçant yi bañ nañ ba lank tëdd suuf du commerçant yi. ndax xam nañ ne fi ñu toll nii ku yéegoon ci kaw am na ay terrasses yu nekk ci marché boo yéegoon ci kaw terrasse yi boo xoolee fii yi nga xamante ni moo wër marché bi yow da ngay tiit xam ne lii moom dëgg-dëgg si bomb dëgg lañ toog loolu lu ko waral mooy fii yi màgget fii yi nag ñoo ngi koy werante municipalité bi ne Sénélec ko war a defar Sénélec ne municipalité bi moo ko war a defar. boo weesoo jafe-jafe yi ni mel yeneen jafe-jafe yi nga xam ne nag jaaykat yi ñoo ngi ko doon ñaawlu bu baax a baax dem na ci marchand ambulant yi nga xam ne bu feet jotee rek ñu ñëw fees ci marché bi la occupé fépp ñu jaay leen ay place loolu nag waa collectif ànd taxaw marché central bu Kaolack di xamle ne mujjee nañu juboo ak waa mairie ba loolu du fi amati. ca diwaan bu Tëngéej moom bëri na ay tout tànk yoo xamante ni nag ñoo nga fay yeewoo te amuñu benn yoon li nga xam ne moom moo di kayitu juddu li nu mel itam ëlëm lool xelu ci ñenn ci askan wi ba tax itam chef bu tribunal départemental ba fa nag daal di sóob loxoom ci wàllu woowee nag naka noonu mu ci ñaax ñi nga xam ne nag ay tout tànk lañ ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di waajur yi dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdou Diouf Diagne. xam nga xale yi tamit dañuy ñëw tribunal lu tax xale yi di ñëw tribunal. parce que këyit lañ fay wut bu ñu ñëwee en tant que tribunal d'instance xale bu jege rek këyit ngay faral di ut si donc il est bon que ñun ñu ne il faut que xale yi ñu former leen ci wàllu këyit. nga xale nag nu mu am àq am na tamit ay yelleef dégg si yelleef yooyu nag xam nga nag surtout ak période bi nga xam ne école bi xaw na am tuuti ay remous walla élèves yi ak enseignants yi donc c'est l'occasion pour xale yi ñoom it ñu génnee lu ñu leen jàngal ci jukko bu rafet lu ñu leen jàngal ci gëm sa bopp lu ñu leen jàngal ci am yar lu ñu leen jàngal ci boole lu ñu leen jàngal ci partager. defu état civil moom dëkk bi yëpp la laal
Sénégal yëpp la laal mais quand même ñun béy nañ ci suñu waar ba fu ñu yem suñu doole fu mu yem bien vrai que mënul jeex mais quand même ñu ngi jéem a xool nu ñuy def pour gën ko régulariser et que bu année prochaine mu bañ a am mu am 0 cas. ñu àddu ci leneen langue politique bi ca assemblée nationale pencum ndaw réew moo xam ngeen ne dogal jib na fa mu ñeel lépp lu soxal projet bu loi bi bootu ci yenn ci ay articles yoo xamante ni nees nañ ko ci coppite ay lañ ci nemmeeku ci code pénal ak itam code de procédure pénale ki nga xam ne nag moom moo di njiit bu haut conseil bu dialogue social nag moom Innocence Ntap Ndiaye mi ngi sàkku ci askan wi ñu wéer bu baax a baax li nga xam ne moom moo di gànnaay ndax itam li mu jàpp moom moo di lépp ci pencoo la xaj te itam loolu saa yu anto jàmm dina mën a dox kàddu yooyee mu ngi ko yëkkatee ca diwaan bu Sikicoor dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. li ma mën a def en tant que koo xam ne yaa yor dialogue social damay woote rek nit ñi ci dal ak waxtaan amul lu mu mënul faj mais dañuy boole ci analyse bi li nga xam ne moo xew ci jamono yi ci réew yi parce que gis nañ bu ragul dara Burkina la woon Mali mi ngi nii Niger mi ngi nii Côte d'Ivoire sax gaa yegg nañ fa kon bu président de la République bi nga xam ne moo nekk garant de la sécurité du pays de l'intégrité du territoire man de yaakaar naa ni yooyu yëpp buñ ko dugalee ci analyse bi dina am loo xam ne nit ñi dinañ ko mën a bàyyi te aussi bu ñu seetloo fan yi ñi nga xam ne Sénégal mosu ko xam ñiy faagaagal ay xale jigéen da ngay dox léegi mënoo sax génn ak sa portable loolu dafa nekk recrudescence insécurité bi faw loolu ñu xool ko te nag gaa ñi yàqkat yi ñi ngi ci biir nit ñu baax ñi loolu moo indi problème parce que bu dee yow na ngay gis nit nga xam ne kii du nit ku baax day yëmb mais dañuy nekk ak yow ku la xam rek moo la mën a gaañ donc looloo tax man damay dal di ñaan nit ñi aussi ñu ànd ak dal. mbokk yi sànq ma ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar yi waxoon naa leen ne daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di El Hadji Malick Ka xam ngeen ne moom mooy président des jeunes éleveurs du Sénégal ñu wax itam ci seen grève yi nga xam ne amaloon nañu ko laata loolu ma bàyyi la nga nuyoog mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias. waaw maa ngi leen di fay di rafetlu seen taxawaay bi ngeen taxaw bu rafet la vraiment Sénégal yëpp di ko rafetlu di la nuy seet ngay liggéey bu am solo. jërëjëf si réew mi. jërëjëf ginnaaw bi itam ñu gis ne amaloon ngeen ab grève ay dogal yu ñu jëloon bépp nag woo xamante ni bëgg nañ koo dugal ci réew bu Sénégal dina paas lu tollook téeméer. boroloon itam ngeen wàccoon ci mbedd mi. ñoom waxoon nañ ko beneen camp bi la kon yàlla def na si ndox bu sedd. vraiment ministère de l'élevage def na si liggéey bu am solo. vraiment ñu ngi koy rafetlu taxawaayam li mu def dog tànk jàmm vraiment loolu jàpp naa loolu jeex na. grève bi jeex na dogal li ngeen xam ne bëggoon ngeen ko lépp daal nañ koy saafaraal. non ñi ko bëggoon. man bokkuma ci woon. parce que ay erreur la woon rek parce que ñun ñëpp benn lañu. de aussi ministre bi vraiment dox na si jéego bu am solo. waaw loolu jàpp naa li mu war rek la yëpp réglé na ko si affaire élevage. maa ngi koy féliciter si liggéey bu rafet bu muy def. leneen loo xamante nii nag moom moo soobab li nga xam ne moom moo di jotaay bi ñu gis ne tabaski bi daal nay teru si grève bi ab prox ndool la woon rek ren lan lañ mën a xaar ci wàllu xar yeeg yenn ci ay matuwaay yoo xamante nii war nañ koo jël ci tabaski bi. si kattanu sunu borom jàpp naa ay waxtu yu néew wala ay fan yu néew bu soobee borom bi. jur yu bari dina dugg ci marché yu Sénégal. yu mel na ay 800 000 moutons wala 900 moutons. liñ soxla ci marché bi. jàpp naa bu soobee borom bi du yàgg dinañu dugg ci marché bi. parce que li ma gis ministère bi taxawee ko jàpp naa bu soobee borom bi daal yàlla dina def jàmm. parce que dafa demoon international Mali Mauritanie. vraiment waxtaan ak opérateur yi nekk foofu. jàpp naa jàmm dellusi na loolu li mu def mooy waxu kilifa. jëfu kilifa vraiment jàpp naa daal opérateur yi bu soobee borom bi jur yi léegi dinañ dugg Sénégal. yenn ci ay frontières yoo xamante ni coronavirus indi woon na ci lenn loo xamante ni da doon sooxe mu mel ni yenn ci ay saafara itam daal nay faju.
jàpp naa daal ministère bi li mu war a def yëpp def na ko si wàllu élevage. waaw ñu ngi ñaan état du Sénégal kay ñoom ñu yokkal ñu sécurité bi parce que sécurité bi vraiment lépp loo gis si àdduna bi bu dee amul sécurité mën na fournir rek kon du wéy. sécurité bi moom vraiment nañu si yéen a jàppale. parce que kaaraange bi dafa li yàlla xam doy na. loolu daal nañ si bay xel. ak ndox yi. ndox bi nga xam ne dañuy jox ay jur yi de ministre bi jàpp naa daal moom mu ngi def lépp lu mu war a def de point de vente yi bu ñu demee point de vente yi ay Diva Liberté 6 ren xam nga promo de ville bi dafa jaar foofu fokk ñu xool li ñu koy def di ñu jox foire bi ñun demoon nañu visiter ko xool ko xel dal na ñu gis ne que ne nawet bi daanaka dugg si na yéen da ngeen ni faral di fanaan ci yenn ci ay point de vente ñu gis ne courant beeg yeneen yu ni mel ndax itam di ngeen bàyyi xel ci loolu laataa ngeen di sanc waaw loolu yëpp ñun demoon nañu visiter xool point de vente yi xar yi di wàcc vraiment xel dal na li ñu jot a gis daal ministère bi da ko def ak personnel am yëpp vraiment xel dal na wàllu njëkk yi mën nañ jàpp ne ku am loo mën a am sa gafaga di nga mën a am xar jàpp naa bu soobee borom bi li nga yor sa poos boo demee si marché bi si kattan sunu borom dina méngoo ak li nga xam ne moom la opérateur yi di jaay de vraiment di ñaan état bi nag nañu gën a jàppale opérateurs yi parce que état bi jàppale bi dafa des na leen gën a jàppale te aussi ba mu jàppale ministère de l'élevage parce que vraiment moom mu ngi liggéey bu extraordinaire parce que mu ngi jege opérateurs yi mu ngi jege éleveurs yi fii problème am moom dina taxaw vraiment négocier ko te aussi maa ngi ñaawlu yenn kilifa yu nekk ci état bi ñoom jàppale wuñu élevage nañu jàppale élevage ñu dooleel élevage ñu bañ a dem parce que boo gisee yeneen réew mi kaw ñu xeeb ci wàllu élevage juru Sénégal dafa des léegi bu ñu doolelee éleveurs Sénégal yi tuuti rek jàpp naa kenn dootul jéggaane dem yeneen di jël foofu ay jur comme ministère bi moom li mu gis vraiment gàcce ngàllaam li mu gis mu ngi koy liggéey yàpp naa du yàgg bu soobee borom bi lépp dina jaar yoon càccum jur bi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku lu mooy yenn ci ay dogal yoo xamante ni nguur bu Sénégal daal dina koy jël yéen à votre niveau ban taxawaay ngeen ci fas yéene am ren bu soobee borom bi dinañ si gën a am taxawaay bu rafet en tant que président des zones éleveurs yu Sénégal dinañ si gën a taxaw dinañ gën a ñaax nga xam ne ñoom la ñuy àndal si loolu de beneen bi zone éleveurs yi banques yi vraiment nañ leen wàññil frais bi parce que dafa am nañu ci amoon ay bor ndax itam waaw xam nga bor nag boo ko amee bu dee si dëgg nag da nga war a fay boo buggee jëlaat nag parce que banque boo amee sa confiance rek vraiment jeex na léegi nag ñoom képp ku nga xam ne dangaa yoroon bor na nga dama lay conseiller nga dem nga fay boo fayee nag banque bi mën la jàppale aussi frais bi ñu teg si kaw taux bi dafa seer trop dañuy wàññi zone éleveurs yi ak sénégalais yëpp képp nga xam ne da nga yëngu si wàllu élevage leneen lu ñu mën a jàpp bokk na ci njëgum kilogramme bu yàpp bi ndawal li daanaka cher lool ndax xaar dina am mënees naa xaar ne njëg li dina wàññeeku njëg bi mu ngi wàññeeku parce que boo demee tey si marché bi boo demee li mu doon jar demoon na ba 3500 ba 4000 boo demee tey si marché bi boo defee 2000 francs nga am kilo yàpp wala 2300 vraiment ministère bi vraiment li ma ko gisee ni taxawaayam vraiment jàpp naa daal bu soobee yàlla nag éleveurs yëpp jàppale moom daal kilifa la nit bu baax la liggéey jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax El Hadji Malick Ka yow yaay njiit des jeunes éleveurs du Sénégal ñu di la jaajëfal bu baax a baax di rafetlu teewaay bi ci télévision Futurs Médias jërëjëf ñu wéyal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di xibaar yi mbokk yi wax ci wàllu wér-gu-yaram mbas meeg tolluwaayam ci même réew jàpp leen ne ni ki démb benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ginnaaw bi nag lu tollook junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ci ay test la ñu def juróom fukk ak ñett ci ay cas positif la ñu am ñaar fukk ak ñett itam di ay cas contact fanweer ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu jàngoroy coronavirus te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee fukk ak benn ci ay cas grave jamono yi nag ñu ngi ci réanimation waaye jàpp leen ne bi coronavirus ganasee réew bu Sénégal ba suñu jon yàllaay tey ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci jot a dëddu seen ak lim toll na ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay doomi aadama yoo xamante ni jot nañu dëddu ci li nga xam ne nag moom moo di Covid 19.
ginnaaw Covid 19 ñu wax ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne li nga xam ne nag moom moo di jongante bi ci wàllu baccalauréat léegi mu daal di teru lu ni mel itam ñu daal di koy jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ki nga xam ne nag moom moomee homme politique la fa nga xam ne nag moom moo di ca Sicap Liberté di Serge Ibrahima Malou amaloon ab journée boo xamante ni dina gën a tax ndaw ñuy taxawaat bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di wàllu philosophie mu àndoon ci ak nga xam ne nag moom moo di professeur Songe Diouf moom moomee nag di ñaalu bu baax a baax yenn ci ay xoxatal yoo xamante ni ñu ngi koy faral di nemmeeku ci lépp lu ñeel njàng mi ak njàngale mi ci diggante professeurs yi ak itam ay ndongo ñu teewlu seeni ay kàddu. mbas bi daf ci dugg mbas bi ba mu ñëwee nekk feebar daanaka dafa laal njàng bi ak njàngale bi li ko waral mooy élèves yëpp nga xam ne xale yëpp nga xam ne ñoo war a def bac ñoo war a def examen yi ñoom ñëpp daanaka état bi dafa jëloon ndogal téye leen ci kër yi bañ ñu dem ci bërëbu jàngale yi ak jàngalekaay yi nga xam ne dañuy mën a wàllante feebar bi loolu nag dafa indi gàllankoor mu indi perturbation ci li ñuy wax quantum horaire bi léegi nag ba ma gisee loolu ma ne li gën a rafet mooy ma dajale xale yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune yi nga xam ne mooy matière boo xam ne ñoom ñëpp moom moo leen tënk moom moo leen boole ñu jël benn journée bu mel ni tey waxtaan ci moom mu passer en revue c'est-à-dire que mu jéggi ci programme boobu yëpp mën leen fixer élèves yi mën a am ay laaj aussi moom mu mën leen tontu bu ko defee fii ak ñuy dem altine examen bi nga xam ne xale yi dinañu mën a wax dëgg yàlla jàpp bu baax a baax ba pare ci examen bi. bu fekkee ñun mag ñi nag ñoo mën a taxaw di xeex di dóorante ay kurpeñ di jamante ay paakaaki jaas yi ndaw yi ñun la ñuy xool bu fekkee dañoo bëgg a yaakaar ñu mel ne nan dañuy nax suñu bopp waaye nag mën naa la nangul ne l'école moom wax dëgg yàlla warees na koo ñag warees na koo sàmm aar ko ndaxte l'école nag fan la ñuy tàggatee l'école fan la ñuy jotlee li nga xam ne mooy baax yi suñu société bi meññ kon nag l'école boobee buñ demee ba ay ndaw di jàpp seen i jàngalekat di leen duma wala ñoom ci seen biir ñu dëkk di xeex wax dëgg yàlla war nañ taxaw càmbaraat l'école bi. Benno Bokk Yaakaar diwaan bu Grand Yoff foofee nag ñàkk juboo la ñu nemmeeku ci ñenn ci ñoo xamante ni ñoom ñoo séq lang gi ba tax itam ñu daal di taxawal li nga xam ne nag moom moo di ab plateforme daal di koy dippe jàpp liggéey Grand Yoff nga xam ne nag daal nañ koy fësal naka noonu itam wax nañ ci tànnanteef bi nga xam ne nag jot nañ ne njiit bu réew bu Sénégal moom moo bëgg a tànnal boppam képp koo xamante ni da nga koy taxawal ci ab gox dañuy teewlu Cheikh Amadou Tidiane Diatta moom mooy njiit bu UNDS nag bu membre itam ci boobule plateforme ci micro Mame Birame Diouf ak Yaya Diallo. du Benno Bokk Yaakaar mais ñun dañu constaté ni coalition boobu dañ ko tudd Benno Bokk Yaakaar ici Grand Yoff amul benn organisation amul benn coordonnateur chaque élection dañuy dem en collégienne mooy ku nekk tous les responsables mouvement parti ñoom yëpp ay responsables lañu donc finalement du ñu am coordinateur. chaque fois coordination dañ koy jox waa APR mais seen biir du ñu daje du ñu juboo seen biir donc loolu mooy indi toujours division donc référendum c'était ça législatif noonu la ñuy doxee élection yi présidentielle aussi passé gis ngeen ko yéen yëpp constaté ngeen ko ñaari camp moo amoon fii waaw ñaari camp moo amoon fii ñaari camp yëpp seen leaders yi waa APR lañu donc ñun alliés on est obligé ñu dugg si ñaari camp yi donc vraiment élection bu ñuy def nii élection gox-goxaan yi la donc ñun on a constaté que vraiment dañuy taxawal benn plateforme boo xam ne mun nañu liggéey sans Benno Bokk Yaakaar waaw dugal waa Grand Yoff yëpp. ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu comptabilité publique directeur général bu comptabilité publique ak itam trésor moom moo rek daal di joxe leneen loo xamante ni daal na koy njortu mu di régime bu responsabilité équilibrée ak itam nees mën a def ba gën a ñoŋalaat li nga xam ne nag moom la ñuy yëngu lu ni mel itam mu ngi ko rek daal di yëkkati ci ab ndaje ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. bëri na réforme ñuy def réforme yëpp sax daanaka. loxoom mi ngi ci moo tax réforme bi ñu ñëwee ñu waxtaan ci ma d'accord ci ñu ànd ci réforme yooyu li ko waral mooy dañu bëgg ci mise en œuvre politique publique yi gaawal mais gaawal boobu aussi dafa war a ànd ak transparence intégrité au nom du principe de la redevabilité waxuñu ko comptable bi du amati benn responsabilité parce que ku gérer xaalisu réew foog nga am ci responsabilité mais nañu xool responsabilité boobu nan la ñu koy adapté ba mu méngoog exigence su jamono
nouveau régime bi nga xam ni danañ ko proposer autorités yi bu ñu ko autorités yi nangulee mu nekk le nouveau régime de responsabilité qui va remplacer un régime qui date de 62. Aujourd'hui, comptable public yi en 2021 texte bi régir seen responsabilité c'est un texte de 1962 donc yàgg na et laaj na texte boobu ñu tëggaat ko defaraat ko ba mu gën a méngoog jamono de manière à ce que sans que comptable public yi bañ a ñàkk benn responsabilité mais ñu gën a woyafal yen bi de manière à ce que li ñu leen sant ci wàllu gérer recette ak dépense su état ak tenir la comptabilité publique ñu mën ko def ci anam yu gën a méngoog exigence su performance yi nga xam ni moom la jamono laaj. jërëjëf Abdourahmane Diallo mi taataan yooyu le kàddu jërë ngeen jëf yéen itam nga xam ne yéen a ngi doon topp booba ak léegi fi la ñuy jaar daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ngoon incha allah dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi kenn dal ak jàmm.